asalaamaaleykum mbokku téléspectateur El Mauritania dal leen jàmm ci seen waxtaan bi ñu baaxoo di leen defal jur gu jot bu nekk ni jotee ñetti ay bés yu jot ñu dikk ak yéen toog waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy lépp luy xew-xew ci biir réew mi waaye it lépp luy suqali askan wi tamit dinañ ci waxtaan. tey fi tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni ca jamono bu yàgg ba léegi mi ngi lëmbe àdduna rawatina nag suñu réew ñu koy dund saa yu ne kon nag day jaadu ñu toog waxtaanee ko ci suñu plateau télévision yi ngir yeete ci ndax émission yi day doon émission yi nga xamante ni dañuy yee askan wi doon émission yi nga xamante ni day def lépp la nga xamante ni moom mooy wareefam li ci gën am solo nag muy yee askan wi tey nag ñu fas yéene waxtaanee ponk bu am solo lool mu di li nga xamante ni moom mooy xoqatalu jigéen ñi ñu gën koy ràññee wala gën koo xamee ci li nga xamante ni moom mooy violence faite aux femmes ni ko tubaab yi di waxee maanaam ni ko nasaraan yi di waxee mu di la nga xamante ni nag jigéen yaa ngi dund ci biir kër yi góor ñi di ko dund ndax tey fi tey lépp lu dal jigéen góor dina ko mettitlu ndax doon na la nga xamante ni xëy na ci suñu ay réalité la bokk waaye kat am na ay defkati ñaawteef yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak ñun ci société bi di def nag ni ni mel ñu koy ñaawlu nag di ko waxtaane di ko waxtaane di ci jéem sottante xalaat ba keroog ba ñu yàlla indi la solution ma dalal ci sama plateau ki nga xamante ni moom mooy Aminatu Mint Bilal Aminatu maa ngi lay nuyu lu bëri di la dalal di am mbégte lool ci ak bànneex di la dalal ci suñu plateau tey ji merci Léna maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu bu baax ak di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yi voilà comme ni mu ko waxee ñu delluwaat rek daal di nuyu téléspectateurs yi comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen nga jamono ji nga xamante ni moom mooy jamonoy confinement bi maanaam bi yàlla indee mbas mi nga xamante ni moom mooy Covid 19 ñu bëri dañu yaakaaroon ni li nga xamante ni moom mooy violence yi day wàññeeku ci biir kër yi viol bëri na violence bi bëri na lépp la nga xamante ni tey fi tey mooy méttitalu jigéen xoqatal jigéen ñëpp dañu yaakaaroon ni tey ji bi ñëpp toogee ni rimm ci biir kër yi loolu dina wàññeeku te tey ji bi ñu defee suñuy xayma loolu dafa doon lu bëri lool ba jéggi dayoo xanaa du ñu def rek lu dul dem ànd ak waa régie seet li nga xamante ni moom mooy suñu premier élément laataa ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi. ba tey ji ci réewu Mauritanie jigéen yaa ngi am ay jafe-jafe rawatina ci wàllu xoqatal ñu leen di indil ay fitna ay jafe-jafe saa su nekk ñuy gis ni jigéen ñi ñoo ngi am mettit bu taratar fii ci biir réew mi. day dem sax ba ñu leen di sàkku ndaw ñi jénnuñu ci njagamaar yi jénnuñu ci waaye ñi nga xam ne sax ñooy jeeg yi jénnuñu ci loolu moo waral tax ni fii ci biir réewu Mauritanie mu am kuréel goo xam ni mi ngi taxaw temm ngir mën a xeex li nga xam ni ñoo ngi koy faral di indil jigéen ñi ci wàllu mettital dem na ba ñoom ci seen wàllu bopp muy kuréel yooyule di am ak i lël guddi ak bëccëg dem sax ba jéggi réewu Mauritanie ba dem ca fi nga xam ne ni fa lu ñuy toppatoo lépp loo xam ne jëm na ci àq ak yelleefu doomu aadama waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawal jigéen ci àdduna bi. jigéen di yaay jigéen di ndey jigéen di soxna waaye loolu lépp nag am na ñoo xam ne umpale nañ ko. ndaxte daa gis xale moo xam ni day am juróom-ñetti at gis xale boo xam ni day am ñeenti at ay samba booy di leen sàkku te du mujj fenn loolu moo waral tax kuréel googule di taxaw di ñaan jëwrin yi waaye ñaan nguur gi rawatina ñi nga xam ni ñoo nekk ca pencum réew mi ngir ñu mën a taxawal li nga xam ni moom mooy charte ak yoon woowule nga xam ni mooy tekk daan képp koo xam ni jóg na pour indi fitna di ko tekk ci jigéen. fan yee ñu génn di juróom benn fan ci weeru mai ci atum 2020 kuréelu jëwriñ yi nga xam ne ñooy saytu li ni mel amoon nag lël bu am solo boo xam ni waxtaane nañ ko ngir mën a fexe ba képp koo xam ni dal na ci kaw jigéen def ko lu dul sudul noonu ñu jël ay daan teg sa kaw yoon woowu nag ni am na ñoo xam ni rafetlu nanu ko waaye am na ñoo xam ni rafetlu wunu yoon woowule di loi boobu nga xam ni bëgg nañ ko teg ci réew mi ndaxte ñi nga xam ni ñooy bañ duñuy wax ni réewu Mauritanie réewum diine la ak l'islam am na yeneen charte ak yeneen yoon yu nu war a jaar lu dul nag di def lépp loo xam ni nasaraan wee ko fi teg waaye kuréel gii nag
nga xam ni ñoom ñooy saytu di toppatoo àq ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi ñoom nag wax nañu ni li ñu bëgg mooy ñu jël ay daan teg te loi bi nga xam ni boobaak léegi ñoo ngi koy sàkku pour ñu mën ko samp ci biir réew mi ñu def ko mu mel na kon tey jilee lépp loo si mënti am Léna Dieye ak i invité am daan ci waxtaan wu yaatu ba xool ba xam fan la wànnent di mujj ak i ay gëtam. jërëjëf Babacar Naam ci élément boobu Aminatu ban jàngat nga am ci li nga xamante ni moom mooy élément bi nga xamante ni moom lañ la njëkk tegal tey ji ci plateau waxtaan wi. waaw élément bi mi ngi wane manifestation yu askan bi def. ay góor ak ay jigéen ay xale ak ay mag. jug pour wax ni doy na war na doy léegi violence ñaawteef yi ñuy def jigéen yi ak. xale yi parce que gis nañ fi ay xale yuñ fi violé yàggul donc image bu muy wone bi mooy ni askan bi ils sont conscients nañu que lii problème la donc solution bi fu muy jógee solution bi si ñun la mën jógee sunu mag ñi sunu ndaw ñi sunu kilifa diine yi ñoo si war a jàpp ndax nu xeex lii fléau bi am fii muy violence faite aux femmes et surtout aux jeunes filles. Aminata tey jii bu ñu waxee violence ci biir réew mi doon na ay xeetu violence yi nga xamante ne dañu bëri yow yan xeetu violence nga jàpp ni ñoom ñoo gën a farataal di am ci fii ci biir dëkk bi. gis nga violence dafa relative en fait il y a plusieurs types de violence yi ay façon la dégg nga ak ay couleur la am na violence bi nga xam ni jigéen ñi ñoo ngi koy dund mooy jigéen ñu ñuy dóor ñi am na ñu nga xam ni kenn dóoru leen mais ñoo ngi leen di violenter ñoo ngi leen divorcer joxuñu leen seen droit bàyyi leen ak ay njaboot yu ndaw loolu violence la loolu yëpp ci xeetu métit la loolu ci xeetu métit la dégg nga violence ay jigéen yu nga xam ni dañoo am ambition ñoo ngi bëgg a jàng eggale seen jàng am ñoo xam ni mënuñu egg seen jàng parce que société bi wala communauté bu nu nekk bi wala famille bu nu nekk bi dafa am nu ñuy demalee ba nga xam ni par exemple jigéen bu bëgg a continuer jàngam dañ koy arrêté jàngam pour dugal ko si li ñuy wax mariage précoce loolu yëpp c'est des sortes ay façons de violence la voilà. mu di la nga xamante ni ñu ngi koy dund fii ci société bi bu doon tey jii yow yaa nekkoon doon dogal ci li nga xamante ni moom mooy lépp la nga xamante ni moom mooy xeex maanaam xeex li nga xamante ni moom mooy mettital jigéen ñi tey jii lan nga doon def pour ngir jël solution maanaam yan matuwaay nga doon jël tey jii ngir xeex mbir mi ni mel tey jii bu doon yow tey jii yow yaa doon dogal tey. alors bu fekkoon man maa doon dogal tey pour xeex métital jigéen yi premièrement damay dellu ci éducation de base xale yu góor ñi parce que ñuy def ñu violence bi ay góor ñu mag lañu mais mosoon nañu nekk xale si xale la ñuy def éducation je pense que y a un problème par rapport à l'éducation ndax képp ku nu yar si kër yar bu baax yar si diine yar nga respecté nit surtout parce que jigéen nit la bi nga war respecté nga respecté sa moromu nit bu nga xam ne yàlla moo leen sàkk pour nu ànd pour nu ànd suñu àddina donc bu fekkoon maa doon dogal ci éducation lay njëkk a dellu éduquer xale yu góor yi ndaw yi nu xamal leen dañu war respecté seen sœur yi respecté seen yaay yi respecté képp kuy jigéen même fekkee bokkul ak yow dara mu am ni nga war doxalee ak moom dégg nga bu nu jógee ci éducation bi dañuy xoolaat loi yi pour ñu nga xam ni malgré leur éducation am ñoo xam ni parents yi bàyyiwuñu dara ñoo ngi éduquer seen doom am na ñuy éduquer seen doom bàyyiwuñu dara mais malheureusement day am benn instant nit ki def ñaawteef bi nga xam ni pourtant il a reçu une bonne éducation donc loolu pour nu xeex que il faut benn loi bi nga xam ni dina tiitloo nit yi dina tiitloo ñuy def ñi ñaawteef dinañu dikkaat ci li nga xamante ne moom mooy loi yi ndax loi yi tey temps yi wala jamono ji ñu toll nii jur na ab coow ci biir réew mi waaye bu ñu dellu si waatee ci li nga xamante ne moom mooy xeetu métital bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy dund pour yow ban xeetu violence moo gën a bëri ci biir dëkk bi tey fi tey ñu koy dund.
boo doon xayma tey ji ban violence ban viol yi bare na viol moo gën a kii viol yi ñuy def fi xale yàggul dégg nañ fi xale bu jigéen bu disparaître woon photo mi di circuler ci Facebook ñu ni dafa demoon mission wuti liggéey wala dafa amoon liggéey fee Tigint par exemple ñi koy wut ay jours te kaa yu bare la daloon na fi Penda Soge daloon na fi yeneen jigéen ay liir yu ndaw gis nañ fi récemment benn étranger tubaab violé ay xale yu ndaw commissaire madame Hindou moo yore woon cas boobu ni koy encouragé si lu mu def li bu mu jàpp bandi bi bu nu jàpp ko mais loolu yëpp ay violence yi nga xam ne léegi daf fi bare xale yu ndaw yi léegi ñëpp ragal képp ku nekk parent war nga ragal parce que viol yi dafa bare léegi surtout si xale yi ndaw yi xale yu am 2 ans 4 ans parfois même une année 8 ans 10 ans donc c'est vraiment lu tiitlu la léegi bi ñu dikkee ci li nga xamante ni moom mooy loi yi gis nañu ne am na fi ay poñ yi nga xamante ni tey bañkat yi maanaam jigéen yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax activiste ñoom ñëpp daje nañu daal di def ay poñ ne yii bëgg nañu ñu voté ko ca l'assemblée ba ci comme ni ko Babacar Naam waxee woon ci reportage bi nee na ci juróom-benni fan ci weeru mai bi ñu jàll jotoon nañu def benn projet de loi fële ci la nga xamante ni moom mooy ci jotaay jawriñ yi ngir teg daan ba nga xamante ni dañ koy daan képp kuy def ñaawteef ci biir réew mi tey ji bu ñu dellusiwee ci loi yooyu yan poñ ñoo nekk tey ji ci li nga xamante ni moom mooy loi boobu ndax gis nañu tamit ñu fi toog ne am na yu ci dëppawul ak l'islam est-ce que yow mi nga xamante ni boobu ba léegi yaa ngi ci xeex bi ànd nga ci wala ànduloo ci waaw gis nga coow bi bare na si projet de loi bi bu ñuy waaj a présenté parce que dañuy waaj a présenté ndax dara sotteegul duñ ko war a présenté assemblée générale te député yi jotaguñu ci donc am na ay copies yuy circulé man sax dama wax ni am na ay version yu nga xam ni c'est pas la bonne version yuy circuler parce que dégg nañ fi ay nit yu contre projet de loi bi di wax ni que par exemple xale bu jigéen am na droit xale bu jigéen bu am 18 ans am na droit def lu ko neex sans l'accord de ses parents sans moom accord parents mi donc man loolu bokk rumeur la man liir naa projet de loi bi gisuma ko ci benn yoon waxtaan naa ci ak ay nit yu responsable yu nga xam ni sax ils ont cru gëm nañu rumeur yooyu mu xaw def ci leer téléspectateur bi ñuy seetaan na leer nu ne loolu bokkul ci loolu bokkul ci parce que dëppawul ak sunu diine ñun projet de loi bi projet de loi la am nañu ko jàppee ni loi wu tubaab la mais ñun république islamique lañu fii en Mauritanie ñun ñëpp alhamdulilah ay jullit lañu yaakaar naa ni suñuy présenté benn projet de loi dañ koy tënk ci l'islam loolu moo léegi nag coow bi nag bare na parce que rumeur yi moo ëpp rumeur bi xam nga nag Facebook ak réseaux sociaux yi rumeur yi moo gën a gaaw dëgg tout le temps rumeur mooy gën a gaaw dëgg donc récemment par exemple am na groupe de jeunes femmes bu tudd Mauritaniennes du monde qui a été fondé par Mariam Bal. ñoo ngi def liggéey bu am solo sur les réseaux sociaux je les salue de passage ñoom ñoo ngi doon organiser ay webinaire c'est-à-dire ay Zoom meeting en ligne donc genre conférence la en ligne ñu invité si ñu nga xam ne yàgg nañu ci xeex bi comme madame Zeynabou Taleb Moussa comme jigéen yu bari yu nga xam ni ñoo ngi def liggéey bu rafet si problème bi contre violence contre les enfants les jeunes filles surtout et les femmes donc projet de loi bi aussi waxtaan nañ ci récemment ak benn député madame Khaytouri waxtaan nañ ci moom moo nu sax expliqué même député yi seen bopp am na ñi nga xamante ne dañu contre projet de loi bi voilà moom député bi may wax moom daf ci d'accord nu waxtaan ci mu expliqué nu ci lu bare parce que moom député la moo gën a jege texte yi ak yooyu waxtaan nañ ci daal ba mu expliqué nu que lu bare lu nga xam ni ay moromu député mi gëmunu loi bi
appuyé wuñu loi bi bëgguñu sax mu jàll. donc c'est un long combat. yow selon toi ñoom lan la ñu craindre wala lan la ñuy bañ wala lan la ñuy ragal ci ñu voté projet de loi boobu vu que ci say kàddu wax nga ne am na ci lu bëri la nga xamante ne ñoom ñoo ko wax ne lii mi ngi ci projet de loi bi te amul gis nañ ci li nga xamante ne moom mooy égalité des sexes loolu ku ne xam na ne dëppoowul ak suñu réalité. dëppoowul ak diine bi nga xamante ne moom mooy diine l'islam ñoom lan la ñuy ragal tey jii ci ñu voté projet de loi boobu. alors man égalité des sexes wax dëgg neex yàlla liiruma ko ci. xaw ma nag ban version la nit yi yore man version bi ma yore bi. loolu gisuma ci je pense que c'est une 50aine d'articles su ma juumul. liir naa en tout cas jaar naa ci jaaraat ci. gisuma égalité des sexes parce que loolu mënul nekk. sunu l'islam mi ngi fi dafa am ay lois islamiques yu fi nekk déjà loolu kenn mënu ko dindi. voilà te ñun sunu dëkk islam charia lay demee. ñun fii lan la ñu bëgg lu nit yi war a comprendre nit yi dañu war ñu comprendre ak góor ñu nekk ñi ak ñun ak kilifa diine ak kilifa yëpp nekk ak ñun dañu war a comprendre que ñun wuutuñu égalité des sexes wuutuñu égalité yu nga xam ni am na ay domaines yu nga xam ni ci l'islam tolloowuñu fa ak góor ñun wutuñu loolu ñun li ñuy wut protéger xale yi jigéen yi jox jigéen ñi seen àq seen droit waaw parce que gis nañ ko fii lu bare jigéen yu bare elles sont violentées chaque jour elles sont divorcées, laissées à elles-mêmes avec leurs enfants. amul ku leen dimbale da ngay gis góor bu nekkoon ak jigéen dem na bàyyi ko ak ay njabootam du ko jox dépense du ko jox ration loolu forme de violence la. ndax day impacter ci vie wu njaboot bi. ndax projet de loi bi nga xamante ni moom mooy liir nga ko yow. gis nañu fii ne li nga xamante ni moom mooy amul benn daan ba nga xamante ni dañ koy yëkkati tekk ci ndoddu ki nga xamante ni moom mooy kii def maanaam violence verbale. xam nga tey fi tey bu nu gisoon góor bu dóor soxnaam bu ko gaañee mën na dem porter ko plainte wala dara mais ki nga xamante ne day wax kaddu ba nga xamante ne moo gën a metti am na ay kaddu nga dóor nit ki sax moo ko gën te est-ce que loolu ci projet de loi bi gis nga ñu cautionné ko ci ni lii war nañu ko xeex effectivement gis naa ko ci luy harcèlement verbal harcèlement sexuel c'est-à-dire que jigéen ñi am na ñu nga xam ne ci bërëbu liggéeykaay ñoo ngi subir une certaine violence bu tudd harcèlement c'est-à-dire on te force à faire quelque chose pour avoir quelque chose loolu tamit li nga xam ni sa àq la sa droit la nu xañ la ko parce que bañ nga def li nga xam ni neexu la wala d'accord ci dégg nga loolu harcèlement la donc mi ngi ci projet de loi bi. mi ngi ci projet de loi bi dinañ ci dellu si waat mbokku téléspectateurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan seen émission bi nga xamante ni moom mooy waxtaanu askan wi nga xamante ni dañ leen koy amal ñetti dibéer gu jot ñu amal leen ko ci kàllaamay Kocc tey nag ma fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy mettital yi ñuy jël di ko teg ci ndoddu jigéen ñi dalal ci sama plateau Aminata Bilal waaye it am na suñu beneen invité ba nga xamante ni daf ñuy dabantal ñu jéggalu ci turam xëy na dina jéggalu sax mais dañuy jéggalu ci turam ndax ku ne gis na dëkk bi ni mu mel ci li nga xamante ni moom mooy wàllu dem beeg dikk bi loolu moo tax xëy na mu daal dee tardé waaye du ma def lu dul dalal ko ci plateau bi di ko jaajëfal ci teewam bi nga xamante ni teew na ko kooku mooy Aline Ousmane Niang Aline maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci suñu plateau. Léna jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ziar di la aussi di jéggalu ci retard bi parce que circulation bi day il y a des contrôles partout donc di aussi nuyu sama naataango bi Aminata donc ak mboolem téléspectateurs yu ñuy déglu ak di ñu seetaan ñoo ngi leen di jaajëfal ci émission bi. voilà ñu ñëw rek ci yow nga nekk fële nga xamante ni moom mooy Mazef maanaam kër jawriñ waa kër jawriñ mi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk wàllu njaboot geeg lépp lu jëm ci wàllu askan wi yéen tey fi tey bu ñuy wax violence faite aux femmes maanaam mettital bi ñuy jël tekk ci ndoddu jigéen ñi ban taxawaay ngeen ci am wala balaa taxawaay bi sax ban gis-gis ak ban jàngat ngeen am ci li nga xamante ni moom mooy xorñooñal bi ñuy xorñooñal jigéen ñi mu di la nga xamante ni kenn nattaableetu ko kenn weranteetu ko ndax am na ci biir réew mi nit ñaa ngi ciy métti lu guddi ak bëccëg yéen ban gis-gis ngeen ci am. waaw Léna donc gis-gis buñ ci am bi mooy comme gis-gis ñëpp ci am ñun ay nit lañu. donc lépp loo xam ne méttital la du jëm ci doomu aadama ay affaire droit de l'homme la. du question sax jigéen wala góor mais violence ci boppam
moom la ñu war xeex ci formam yëpp. moo xam ci góor la moo xam ci jigéen la. mais violence su góor ñi nag bëriwul violence su jigéen ñi moo ëpp. exactement donc dañuy jël ci historiquement. jigéen ñi dañu représenter dans l'histoire par exemple une entité boo xam ni humaine boo xam ni dafa néewoon doole sous toutes ses formes parce que ñi daan jiite ñi ay góor rek lañu daan doon. depuis longtemps. donc mu am benn hégémonie c'est-à-dire loo xam ni wëngal këpp la c'est-à-dire tiim jigéen ñi di leen ëpp leen doole di leen defloo yoo xam ni peut-être que sax du àq ak yees respecté wuñu seen ay àq ak seen ay yelleef. donc loolu mooy dem ba ci au niveau familial toujours góor ñi ñoom ñooy diriger. par exemple ñu nekk des sociétés yoo xam ni góor ñi ñoo koy diriger patriarcal comme on dit donc baatu jigéen toujours dafa ci suñu société ni ñu ko gisee dafa di loo xam ni toujours dañ ko bëgg wàccee yëkkati bu góor bi. de telle sorte que yu bare di am ci wàllu mettital jigéen ñi ndax ni ñu leen néewalee doole mais néew doole bi fu mu gën a jógee mooy foo xam ni jigéen ñi dañu yéex a dugg école. c'est-à-dire la scolarisation des enfants des filles loolu aussi bokk na ci loo xam daf leen di kii y a la traite de la maltraitance des enfants yooyu aussi dafa bokk ci xeetu mettital yu nekk noonu y a l'aspect économique mooy loo xam ni question ndóol la wala question ñàkk koom-koom boo xam ni jigéen ñi amal nañ ko seen bopp di jël en charge seen ay problème bopp bañ ko teg ci leer góor wala ci jëkkër wala ci mag bu góor wala yu mel noonu donc forme kii situation yooyu socio-économique ak comportement sociétal aussi parce que même société bi boo xoolee au fond ba tey respecté wuñu joxuñu jigéen gëdd buñ ko war jox. loolu yëpp waa seen waa kër jawriñ ban taxawaay liñ ci am. taxawaay bi nag mooy y a un arsenal juridique boo xam ni dañ ko teg depuis bi xale bu jigéen bi mu nekkee xale bu jigéen. donc on lutte ministère des affaires sociales de l'enfance et de la famille def na benn dispositif juridique boo xam ni ça encadre la convention par exemple des droits de l'enfant. déjà kooku mooy première chose. donc pour les petites filles le mariage précoce yooyu dañ koy interdire dañuy interdire aussi comment dire la maltraitance des petites filles. aussi di leen liggéeyloo liggéey boo xam ni jaarul yoon dañ leen war bàyyi ñu dem jàngi. jusqu'à 18 ans. donc encore au niveau familial aussi il y a encore ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines yooyu les MGF waaw xarafal jigéen ñi yooyu aussi ay forme de violence physique yoo xam ni dafa am jeexintal ci xale yu jigéen ñi bu ñu demee ba màgg ba war a sëy mu leen di indil ay complications yoo xam ni ci seen wàllu njurukaay ak seen wàllu sëy daal vraiment problème yu metti la yoo xam ni léegi xeex nañ ko ba am ci ay daan ay loi yu ñu teg ci anam boobu mais comme xeex bi dafa nekk ci anam yu bare donc dafay continuer actuellement am na benn projet de loi boo xam ni dafay parce que la violence dafa am ay forme kaddu yu ñaaw forme physique dóor di gaañ gis ngeen sax ni ñuy reyee ay xale yu jigéen tout le temps di teg ñu ko fenn mën na nekk aussi psychologique ay violence psychologique tey jigéen bi di ko mettital toog ci xolam ba nga xam ni moom du mën dund sax ci kër gi. est-ce que Alioune Niang ci sa ay kaddu su ma dégloo ci sa ay kaddu da nga bëgg wax ne xëy na ñi nga xamante ne ñoom ñooy responsable yi ci biir kër yi maanaam papa ak yaay ak képp kuy responsable ci biir kër deful li wareefam. du ma wax ni defuñu seen wareef mais góor ñi dañu am hégémonie boobu cette domination boobu. duñ ko sax tey parce que société bi moo ko nangu. pendant très longtemps pour ñu dindi ko. du loo xam ni dañ koy dindi tey ci tey de processus la boo xam ni dañ koy topp muy nekk jigéen ñi di xeex seen ak seen ay yelleef ba ñu egsi fu ñu jëm fii léegi ministère bi jël na ay matukaay yu bare. waaye tamit bu fàtte ne société mauritanienne bi dafa mës a ormal jigéen mës a jox cër jigéen ndax seen lépp dañ ko dëpp ci l'islam te l'islam ku ne gis na cër bi mu jox jigéen. exactement xam nga côté religieux bi buñ ci duggee. beneen fànn bi leneen lay joxe. jigéen religion sunu diine daf ko teral déjà. ci histoire même sunu diine daf ko teral. ci wàllu nekkin encore ci sunu société góor ñi aussi dañu teral jigéen mais teral jigéen peut-être que c'est relatif mën na nekk ay aspect économique
ay aspect matériel wala yu mel noonu mais jox ak yelleef jigéen bi foofu mooy vrai teranga teranga bi mooy nit ki mën nga ko bañ jox mais nga jox ko gëddam ba mu mat jàmm jigéen jàmm la bëgg voilà et en plus dafa am ñoo xam ni ay jigéen yoo xam ni mais góor ñi dañ leen di mettital di leen defal privation économique par exemple bañ leen sax jox xaalis bu ñu mën dundee wala dañ leen jox xaalis boo xam ni daañu mën dem doxi seen ay soxla wala ñu faj seen ay soxla nuñ ko war fajee mais ministère des affaires est-ce que loolu góor mauritanien bi loolu daf koy dund parce que tamit bu ñu dellu see rek ci dëgg góor mauritanien dafa mas a galant waa xam nga galanterie kooku ay affaire tubaab la non mais ñun non ba tey non ñun suñuy góor dañuy tereel jigéen non ñu waxante dëgg man d'accord naa ci li nga wax nee naa la teranga yi ngay wax ni aspect économique la et matériel mais man teranga bi may wax bañ nañ ko ba àdduna wërngal këpp dañuy wax naan mauritanien góoru naar lañ góoru mauritanien góoru naar lañ ndax dañuy wax naan góoru naar yi dañuy tereel jigéen ngay wolof ngay pulaar ngay ñëpp góoru naar rek lañ lay wax ndax dañuy tereel jigéen loolu d'accord naa ci di góoru Mauritanie yi ñu mën tereel jigéen lañu ñu mën taxawu jigéen lañu mais lii du phénomène mauritanien c'est un phénomène international la femme est privée jigéen dañ ko xañ ay akam ak yelleefam. waaw nañu dellu si fii nañu dellu si fii ci biir réew mi te nga wax ñu pourquoi lan moo waral loolu li waral mbir mi ni mel. li waral comme lii. li waral violence yi di am ci da nga ne lu wër àdduna wërngal këpp la. man la dañu war a dellu si waat fii ci biir yow boo doon def ab càmbar tey jii. lan nga yaakaar ni tey jii moom mooy waral violence yi ci biir kër yi. violence bi lu ci jiitu moom mooy aspect économique bi c'est-à-dire nit ñi c'est-à-dire que ni ñuy dundee ak moyens yu ñu yor yi moo leen permettre ñu am ay équilibre au niveau du foyer. waaw kii nga xamante ni nag ki nga xamante ni moom mooy fekk xale bu ndaw mu daanu ci kawam. kooku yaakaar naa ni du mbiru alal moo tax. waaw loolu am na mais du loo xam ni dafa général. kenn du ko jël bëri na nag waaw bëri na waaw loolu jamono yi ñu toll tem bëri na ma ngi commencé bare loolu peut-être mën nañu wax ay feebar la mën nañu wax aussi aspect économique bi sax dañ ko indi le plus souvent boo gisee ñu koy def c'est des gens qui sont yoo xam ni dañu am ay problèmes psychologiques tu vois loolu moom lu am la mais dama bëggoon rek njàmmaas tuuti rek ci projet de loi bi ngeen bëggoon léegi waaw par exemple xaaral ñu dellu si ci Aminata dama bëgg nga wax ma sa xalaat tuuti ci li nga xamante ni moom la wax léegi ci li nga xamante ni moom mooy violence ak ñoom seen taxawaay. waaw monsieur Niang wax na dëgg am na aspect économique am na aspect culturel am na aspect comment on appelle communauté. ci naka xam nga ñun Mauritanie dañu nekk ay communauté nekkuñu benn communauté. communauté bu nekk ak nu muy doxalee ak culture am ak tradition am mais en général si communauté yëpp y a un point commun jigéen amoo droit wax. amoo droit bu ñu dellu see léegi bu ñu tënkoo ci aspect économique bi nga wax léegi maanaam. aspect économique bi déjà góor am na droit liggéey si ay place de responsabilité yu rëy. jigéen su amee place de responsabilité boobu dañ koy xoolee beneen bët loolu tamit bokk na ci parfois sax du jot am boobu responsabilité. ñan nga yaakaar ni ñoo koy xoolee beneen bët. société bi la. société bu nu entouré bi la. société bi gis nga malgré que on est macha allah. est-ce que culturellement jàpp jaadu na. non du lu jaadu loolu moo tax ni koy xeex. malgré que macha allah on est composé de plusieurs communautés plusieurs cultures diversifiées et riches macha allah mais il y a un problème bi il y a un fait sociétal. jigéen kon daal société bi seen bopp ñoom ñoo bëgg jigéen avancé. waaw comme lu mu doon wax léegi lu mu doon expliquer lu yàgg la société patriarcale moo fi nekk pour nga dindi ko day difficile il faut tout un processus étape par étape la du ñëw rek changer brusque. déjà projet de loi bi nii c'est un début la rek su demee ba nu déjà voté que ba mu jàll ba nit yi commencé di ko appliquer ndax mën nañu voté dara kenn du ko appliquer il y a beaucoup de lois qu'ils ont votées et qui ne sont pas malheureusement appliquées surtout en Afrique.
problème la si application toujours day am comme lu mu doon wax léegi xale bu jigéen par exemple bu jàngul elle est plus comment on appelle elle est plus exposée à ce genre de phénomène xale bu jigéen bu jàngul mu nga xam ne mosul dugg école elle est plus exposée na xamul droit am xamul lu bare xamu ko ñu jàng ñi nag te ñoo ngi dund violence yi loolu tamit comme li mu doon wax y a un aspect économique y a l'aspect psychologique c'est vraiment relatif lu nga xam ni phénomène mondial la phénomène universel la pour nu wut ci ay solution comme li ma doon wax léegi il faut que nu dellu ci éducation bi ndax sunu ku nekk si ñun su éduquer doomam bu góor si bu mu nekkee xale doomam bu jigéen nga éduquer leen nga comprendre xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi que ñoom ñaar ñii ay nit lañu dañu war compléter kenn si ñoom warul tuutal moromam wala sous-estimer moromam wala sax waaw sous-estimer moromam loolu su nekkee ci nit ki xam ka mu jàng ka nga xam ne inculqué nañ ko si personne am loolu day tax ni phénomène bi dina wàññeeku lu bare. voilà am na solo yaa ngi doon waxee ci projet de loi bi jot nga ko lire xam nga lan lay dox xam nga lan la wuñ yow tey ji ban jàngat nga am ci li nga xamante ne moom mooy coow li mbamb ci biir dëkk bi ndax am na bu dee am na ñi nga xamante ne dañuy taxaw ni il faut ñu voter projet de loi bi ngir protéger jigéen ñi am na tamit ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi contre loi charte yooyu ndax dañu ne am na yi nga xamante ni dëppawul ak suñu diine ba tey Aminata Mintou Bilal sànq ci suñu njëlbeen nee na xëy na la ñuy bañ dafa am ay poñ ya nga xamante ni dafa am ñu ko ci ñambaas te bokkul ci projet de loi bi yow nag nga gisee nit ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo bañ. waaw xam nga moom lu gën a garaaw ci projet de loi bi mooy bu fekkoon góor ñi sax ñoo bañ mais dafa am ay jigéen yu bañ encore projet de loi bi. loolu mooy paradoxe bu njëkk. lan nga yaakaar ni moo tax ñu bañ. mënu ma ko xam exactement parce que kenn ku nekk ak ni sa façon de penser. sa façon de penser mais ce qui est sûr c'est que projet de loi bi jaar na 2 fois assemblée ñu koy rejeté et ñi ko gën a xeex jigéen lañu duñu ay góor. ban pensée moo gën a law tey ci coow li nga xamante ni moom mooy coow projet de loi bi. waaw góor ñi aussi dañu am benn taxawaay boo xam ne dañu xaw ragal parce que am na ay aspects yoo xam ni comme la dignité la définition de la dignité de la femme et l'intégrité de la femme yooyu aspect yooyu ñoom maanaam bëgg nañu nga gën ñu koy expliquer. est-ce que mën naa ko expliquer ci wolof l'intégrité et dignité de la femme et terme yooyu ci ñoom dafa di loo xam ni dafa c'est trop fort dañ ko war dindi ñu xoolaat nan la ñu tëggee yenn kàddu yi ci projet de loi bi ba kii bi mën jàll. dañu wax ni parce que am na ñoo xam ni dañu défendre ni l'islam kii bi projet de loi bi dëppoowul ak li l'islam santaane ci jigéen dafa war topp ci gannaaw góor. donc jigéen góor moo ko war diriger même ci l'islam gis nañu yaay sax bu demee ba xam ni amatul kii. c'est-à-dire que buy wut bu fekkee dañ ko war takk doomam bu góor bu mag mën na kii joxe kàddu pour ñu mën ko maye. donc ci l'islam góor dafa am solo dafa am doole ci kër par rapport ak jigéen. mais ça ne veut pas dire que l'islam dafa ñàkkal fayda jigéen. léegi nag nit ñi société bi comme ni ko Aminata waxee. dañu bëgg profiter ci yenn circonstances pour wàññi doole jigéen ñi. léegi nag loolu lan moo koy indi toujours comme li ma wax rek poste de responsabilité yoo xam ni góor ma nga fa te jigéen ñi di jàng comme góor ñi am xam-xam comme góor ñi am mën-mën bi. je crois que bu ñu egsee ci niveau yooyu bañ a tex di xàjjale ak seen ci diggante place bi góor moo ko war jot wala jigéen moo ko war yor. lu dul ci xam-xam la war tegu bu ñu eggee ci niveau yooyu jigéen ñi daañu mën même défendre seen bopp. waaw parce que fu ñuy décider daañu fa nekk. muy assemblée muy ci ministères yi bon je veux dire au niveau du conseil des ministres. parce que s'il y a des femmes ci la ñuy gën mën défendre les aspects du genre. donc loolu aussi. dafa di loo xam ni parce que docteur Néné Kane par exemple moo yor MASEF actuellement. mi ngi def liggéey bu am solo. pas plus tard que avant tout dernièrement yàggul ça doit faire 2 semaines. mi ngi def benn plateforme. boo xam ni c'est pour répertorier pour mën dajale lépp loo xam ni jigéen bu am kilif baat ndombal baat tànk bu rëy ci réew mi.
comme mu nekk ci police mu nekk ci corps de sécurité yi et de la défense mu nekk ci corps civil yi yëpp jigéen ñooñu daal leen recenser ci benn plateforme bu ko defee ëllëg bu fekkee jigéen ñi ñoo ngi soxla egg yëkkati seen bopp ci niveau boo xam ne foofu lañ ko souhaité daañu xam kenn ku nekk ku ñuy woo fu fan la féetee bu ko defee ñu mën ko jot rapidement ñoom ñu mën daje jox seen xalaat ñu joxe seen xalaat ci nan la ñu def ba jigéen en tout cas am akam ak ay yelleefam léegi am na loo xam ni moom la ñu tuddee autonomisation des femmes et des filles waaw def ba jigéen bu nekk tey jii mënal boppam et dividende démographique n'est-ce pas yooyu ay aspect la yoo xam ni fan nga yaakaar ni foofu la ñu war a jaar ba loolu am tey fi tey fu ñuy jaar man tout dernièrement maa ngi jóge ni benn mission bu célibat bi donc boo xam ni Banque mondiale moo financé programme yooyu léegi jigéen ñoo xam ni jànguñu woon wala dañu teel bàyyi seen jàng dañ leen dajale laaj leen seen ay xalaat ci lan la ñu bëgg yëngatu ak lan la ñu mën yëngatu ci loo xam ni mën na daañu mën yokk seen ay koom-koom ci seen ci seen fi ñu nekk fii te dootuñu dépendre ci kenn ñu takku bu ko defee ñoom ñu mën faj seen ay soxla bopp jigéen ñooñu kenn ñi dañu wax ni activité bii la ñu bëgg ñu defal leen ko jëndal leen ay matériel yu doy may leen ko defal leen formation pendant 15 jours léegi kenn ku nekk activité bi nga mën def léegi actuellement war nañu commencer di ko def actuellement donc ñoo ngi koy def. te loolu fas ngeen ko yéene wëral ci réew mi. wala dafa am ay actuellement gox yi nga xamante ni ci ngeen koy. actuellement financement boobu mi ngi dépendre ci mi ngi ñoo ngi ko def seulement au Guidimaxa à l'Assaba et dans les Deux-Routes pour le moment n'est-ce pas mais ça va s'étendre au fur et à mesure parce que financement la yoo xam ni toujours peut-être mën na nekk ay financement additionnel yoo xam ni dana mettre en tout cas bëggoon naa leen sax indi image yi ndax jàpp nga ne tey jii seen taxawaay bi nga xamante ni moom ngeen taxaw tey jii di def tournée ci li nga xamante ni moom mooy réew mi maanaam ci ay gox ki goxaan comme ni nga expliqué léegi ni moom ngeen di yaakaar nga ne tey jii dina tax ba jigéen ñi mënal seen bopp bu dee waaw ci naka bu dee tamit ndax am ngeen beneen plan B ba nga xamante ni préparé ngeen ko ngir bu bii doxul ngeen mën doxaat ci beneen waaw xam nga moom kenn ku nekk yow yaay tànn liggéey boo xam ni mooy sa vocation du Mazef moo lay tànnal yow yaay wax man dama bëgg parce que xam nga lu tax ma wax loolu bëri na fii ñi nga xamante ni te joxoon nañ leen financement wala nguur gi taxaw woon na leen te mujjul fenn waaw xam nga nu mu demee woon parce que ñooñu ay financement individuel la léegi nangootuñu loolu léegi les gens sont collectivement financés par exemple mu am benn le risque est solidaire c'est-à-dire que bu leen joxee financement jox leen matériel bi mënatu leen teqale ko te fokk ngeen ànd liggéey. loolu est-ce que dina arranger jigéen ñi tey fi tey. pour le moment. dégloo li ma la wax koo xam ne yow amoo woon xëy amoo woon boo. di ngeen leen jox lu doy la nga xamante ne tey fi tey dina leen mën téye. effectivement ndax coopération yi tamit yenn saa yi turu coopération rek lay doon. non mais yow bu ñu la joxee matériel. coopérative yi coopérative yi. par exemple mën naa la wax ñii di jaay par exemple farine enrichie. par exemple farine enrichie lu ñu koy def wala farine améliorée loolu en général c'est pour xeex la malnutrition des enfants de moins de 5 ans léegi ñooñu actuellement mën nañu avec les produits locaux produits agricoles yoo xam ne ñoo ngi nekk ci zone ci Mauritanie mën nañ ko utiliser ak matériel bii ñu leen jox par exemple ñu defar ci farine bi boo xam ne jàngal nañ leen ko nan lañ koy defaree. te day am suivi. te day am suivi. parce que am na ndax yaakaar nga ni lii dina tax ba autonomisation de la bii ñi nga xamante ni moom lañuy taxaw pour jigéen ñi mu am yaakaar nga ni lii ñu taxaw ni tey ji dina sotti dara. waaw man je pense que lu am solo la. parce que jigéen ñi la plupart seen jàng sorewul te ñu xam ni seen jàng sorewul ñoo ngi toog ci kër ñi chômage bi dafa bare même ñu jàng ñi ñoo ngi au chômage. dégg nga. donc genre projet yi day dimbali bu baax jigéen ñi nu mën jug taxaw liggéey comme nu mu ko waxee bu fekkee nit rek lañ ko jox mën na bañ jël projet bi au sérieux mais su nekkee en groupe responsabilité day nekk collectif te mu am suivi parce que parfois mën nga jox benn collectif benn groupe liggéey mais duñ ko liggéey si nu mu war doxee mais il faut suivi bi nag mooy tax
ñoom ñu gën a responsable ñu xam ni que ils sont que dañoo am responsabilité si lu ñu leen jox li dafa am lu ñuy xaar ci ñoom résultat objectif yi ak yooyu. bu yaakaar nga ne tey ji jigéen ñi bu ñu leen demoon sax ba ñu mënal seen bopp tey ji loolu dina leen tax ñu mucc ci li nga xamante ne moom mooy violence yi am. waaw gis nga jigéen su demee ba mënal boppam lu bare du ko nangu ndax soo gisee ñu bare elles sont violentées malgré ça ñu toog noppi di ko muñ. lan c'est parce que waaw soo gisee am na ñoo xamante ne dañ leen di violer sans seen consentement aussi. waaw xam nga loolu yëpp violence en général. jigéen bu demee ba di ko nangu di ko muñ ñu tuddee ko muñ ni ñuy wax ci wolof muñ. wala ñu koy nëpp-nëppal. ñu koy nëpp-nëppal parce que c'est la famille loolu yëpp dafay fekk ni jigéen ji amul doole ndax su amoon doole dina fa jóge wuti feneen fu gën. su fekkoon day liggéey sax kenn du ko ñeme en général. nit yi duñ la ñeme def yenn yi. yu bare nit yi duñu am audace ñëw di la aborder ci yenn façon yi. donc c'est important jigéen nekk autonome mënal boppam ndax jigéen ñi ñoo yore famille ñoo yore xale yi waaw léegi nag benn jigéen moom su nekkee elle est violentée psychologiquement elle n'est pas stable xale yi duñu stable ñoom tamit day impacter toute la famille dëgg la balaa ñuy dem ci suñu deuxième élément bi il faut ma laaj la ndax li nga xamante ni moom mooy financement yi wala li nga xamante ni yéen koy joxe dañ koy delloowaat wala ñoom daal bu ñu paree ñoom moom non bii ñu def nii. kenn duñ ko delloo. non duñ ko delloo. waaw ay matériel yu doy la leen jox. am na ñoo xam ni pâtisserie la ñuy def. ñu jënd leen ay four. ay four électrique. et tout am na ñoo xam ne ay four yu ñu ko tuddee artisanal yoo parce que zone yu amul yu courant. am na yooyu lañ leen jëndal ak tout le matériel qu'il faut ñii di def comme par exemple la farine améliorée c'est la même chose am na ñoo xam ni dañ ni ñoom saabu la ñuy defar. donc bu ñu defar saabu. tout le matériel qu'il faut jox nañ leen am na ñoo xam ni par exemple ñooñu dañ leen di former en gestion financière. ñooñu nag bu ñu leen former ba pare dañ leen di njëkk former ba pare doo leen jox xaalis ñooñu xaalis la leen di jox. du matériel. bu ko defee nag ñoom ñu mën gérer benn entité économique boo xam ni mën na nekk mutuelle mën na nekk lu nekk loo xam ni en tout cas seen njëriñ la mais amul retour. amul remboursement am na solo mbokku téléspectateurs yi ma leen di fàttali ne maa ngi dalal ki nga xamante ne moom mooy Aline Ousmane Niang di cadre fële ci Mazef nag moom mooy waa kër jawri mi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk wàllu njaboot gi ak lépp lu jëm ci wàllu social ak ki nga xamante ne moom mooy Aminatou Mount Bilal moom tamit bokk ci kuréel gi nga xamante ne ñoom ñooy kuréel bi nga xamante ne ñoom ñooy au conseil de la jeunesse léegi nag africaine à l'Union africaine voilà bravo léegi nag dañuy dem fële ci régie ñu jox ñu suñu deuxième élément ñu daal di dellu siwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi. xam nga si jamono yi bon confinement bi day yokk violence contre les femmes même contre les enfants parce que xam nga borom kër boo toogee di nga daan génn di daan sa doole indi may sa njaboot boo toogee confinement dara amul xam nga da ngay gaaw mer. mais normalement dañu war a contrôler wu parce que jigéen ñi suñu yaay yi suñu jabar lañu suñuy doom lañu suñuy rakk lañu dañ leen war a comprendre mais malheureusement am nga xam ni danoo tàng dina ba nga xam ni jigéen bu waxee rek ñu commencé di zambali si kam di saaga di dóor affaire mal jigéen kenn du ko dóor. waaye période confinement bi nag période encore bu particulier parce que avant confinement bi sax lu ko jiitu mooy jigéen dafa am méthode yu bari. te ñëpp gis nañ ko fii jigéen ñu violé jigéen ñu rey jigéen yu nga xam ne ñu fase leen bàyyi leen ak ay njaboot jigéen ñu abandonné jigéen façon xeetu métit yëpp lu ngay xalaat ak lu nga xam ne xel sax du ko nangu am na fi ñu ngi koy waaye période confinement bi moo gën a métti. yaakaar naa gis nga violence bi si wàllum éducation si wàllum fii góor yi dañuy yaakaar rek ku jóg danga bu fekkee dañuy wax jigéen dafa mu waral nangu sama kaddu su ma waxee sama wax waaw la sant waaw su wax waaw la sant waaye wax bi na tegu si yoon na tegu lu yàlla santaane bari façon ñun dañuy yaakaar ne violence xanaa nu dóor la damba sa loxo rek mooy violence déedéet ku la wax xam nga parfois ñu wax la man nga dóor ma sax ba nga ma dee moo gën nga saag ma wala nga wax ma wax bu naqar wala nga xas ma te xam nga chaque jour si kër yi dañuy xas jigéen ñi
yoo xam nga yooyu xam nga am na loolu am na nga xam ne nit ki du ko supporter parce que après da ngay teg di ko xalaat di xalaat des années dañ la wax benn wax boobu di dem ak yow. am na violence économique mooy Covid léegi ñu ngi koy dund ku doon dem di jaay di rapporter di jël di si def dépense am di si faj njabootam di si faj ay soxlaam mu ñu wax ko déedéet da nga toog dematoo kenn parce que maladie bi moo tax xam nga revenu bi amatu ko léegi foofu tamit dafay dana lu métti gis na xarafal yi yooyu ay violence yi excision MGF gis nañu viol yooyu ay violence donc violence dafa bari xet mais problème fii dañu xamul lan la mooy violence mais dañuy ñaan nag wax sax mooy sunu loi pour protéger les violences contre les femmes dañu bëgg parlementaire ñuy voté ko gis nañu donc ñun dañu bëgg suñu uléma yi ñu jóg si ñu xam ne ce qui se passe fii mu nekk violence nga da ngay gis benn jigéen mu dem si xaadi 100 ans 4 dimanche du am divorce am te góor bi di ko jël te man maa tey du mu la fase tey du mu fase ëllëg te du mu la toppatoo bàyyi la di ko traîner du ko takk ko bàyyi ko ak njaboot. Yàlla santaane ñu protéger jigéen nañ ko appliquer. man dama am problème ak sama borom kër léegi nag bi ma amee problème sama borom kër boobu maa ngi ëmb sama doom bi mu ngi ci sama biir mu ngi am 2 weer léegi ma feebar ci ma dem ci hôpitaux yi daal dispensaires yi ñu ne ma naa dem ma faju ji ndaxte man wéruma waaw ñu bindal ma ordonnance ma dem jox ko mu teg ordonnance bi mu ne moom amul lu mu jëndee ordonnance. bu ma waxee amul lu mu jëndee ordonnance mu benn dëkk mu nekk foofu ubbi bitig di jaay mu takk fa beneen jabar mu nekk ak moom man mu bàyyi ma fii man ak xale yi man bi ma nekkee fii nag ba ci kanam ma am sama benn xale bu doom bu góor man maa ngi fii dugg naa ci marché bi di dem di wër di cuub di delloo borom ñooy di jaayaat léegi nag am naa sama benn doom bu góor depuis Fuuta mu am bilharziose mu nëbb ma ko waxul léegi nag mu nekk di saw deret ñu ne ma yow kii yóbbu ko hôpital ma yóbbu ko hôpital di ko faj foofu lu ma am daw yóbbu ko hôpital damay ñëw léegi client ma jox la ma ne la jàpp si damay dem hôpital suba damaa am sama doom borom jox ma dem ma def analyse ma def écho ma def lu nekk ma dajale yëpp jox leen bu ñu ma bindalee ordonnance bu ñu bind ñu wax naa ko jënd 2500 3 jours la te xale bu góor la ma dund jooy nag man ak xale bi sonn fi fu nekk dem naa fa moom daral dërëm joxuma Aminata lan mooy sa xalaat ci élément bi nga xamante ne moom la ñuy teg léegi. mooy lu mu la doon wax rek ci njëlbeen bi bu ñuy waxtaan. ma ni la violence du violence physique kese. violence verbale am na parce que xam nga jigéen bi soo dégloo histoire am elle a besoin d'un suivi psychologique. loolu yaakaar naa ni nguur gi war nañ ko boole ci programme yéen waa MASEF war ngeen. boole ci programme jigéen yi am certains cas yi di dund yi cas dañu war am suivi psychologique parce que elle est atteinte ça se sent ni muy waxee ça se voit que la femme cette femme elle est fatiguée sonn na dafa sonn nga ëmb 2 weer sa jëkkër abandonné la bañ la jox ordonnance sa doom feebar nga jaaxle te liggéeyam demewul noonu donc xam nga yi yëpp loolu moo tax ma insister ci jigéen dafa war a jàng jigéen dafa war am liggéey boppam nga xam ni doo xaar ci góor wala ci jigéen xaaroo ci kenn dara daal muy góor muy jigéen. voilà yéen cas yu mel nii lan moo ci doon seen réaction seen taxawaay lan la ciy doon. waaw MASEF cas yi daf koy traité. am nañu loo xam ne dañ ko tuddee cellule des litiges familiaux muy bureau boo xam ni. lu mu tuddati kër bu am problème diggante góor ak jigéen c'est-à-dire diggante jëkkër ak jabar heure bu ñu amee problème yu demee nii ay problème yoo xam ni peut-être cas de divorce la avec des prises en charge waaye tamit bëri na jigéen ñu fay ñëw ñu leen di traîner ba ñu mujj gedd loolu gis naa ko ci MASEF jigéen ji nga xamante ni jëkkëram comme suñu élément bi Salimata Sey wax na ko nee na góor ñaa ngi fii tey ji abandonné jigéen takkuñu leen fasewuñu leen te yéen saa bu ne dañuy gis waa MASEF nit day ñëw foofu jigéen ñi dañuy ñëw di xëy di gont ba mujj
elles sont obligées ñu dem toog muñ métti ba ñuy dund ci seen biir waaw xam nga Mazef moom nekk fii en tant que par exemple policier ñoom dañuy c'est-à-dire mais war na ci am taxawaay quand waaw même moom laa lay expliquer nii cadre Mazef lu muy def juridique. c'est une médiation sociale une médiation familiale c'est-à-dire que bu fekkee diggante way dencante yi dañu am problème seen biir bu ñu ñëwee Mazef ko dafa am cellule boo xam ne dafa leen di déglu day déglu ku góor ki déglu ku jigéen ki kenn ku nekk wax lan moo ko metti ci biir sëy bi bu fekkee dafa am ay problème économique yoo xam ni ku góor ki daf ko am c'est-à-dire que bañul jox jabar ji wala doomam mais daf ko amul bu ko defee dañuy def médiation ñu laaj ku góor ki lan ñaata nga mën joxe par weer ak yu demee noonu kooku en cas de divorce bu fekkee ku jigéen ki moo yor xale yi léegi bu ko defee ay négociation la ba ku góor ki mën a nangu ni moom weer bu nekk ci li muy gagné mën na génne lii mu jox ko bu ko defee loolu ñun dañ koy suivre ba mu nekk te résoudre nañ ci ay problèmes yu bari. est-ce que yooyu genre négociation jigéen bi nga xamante ni méttital nañ ko ba mënutul supporter dina ko nangu ci biir këram dina ko nangu sax ci fi nga xamante ni moom mooy Mazef bu ñu toogee ne dañuy jubóole wala dañuy xool naka la ñuy def est-ce que yaakaar nga ne tey jii jigéen ju ànd ak naqar dina nangu médiation non xam nga médiation bi du damay ñëw toujours pardon je m'excuse juste pour boobu ok d'accord voilà li ma bëgg wax ni mooy jigéen bi il faut mu nangu parce que cas de divorce laa la wax bu fekkee ku jigéen ki mais ñun eggaguñu sax ci xëy na divorce da nga ci gaaw egg rek mais ñi nga xamante ni moom ñu ñuy xor ñoñol ci biir kër yi foofu laa wax ñi toll ci négociation te divorcé guñu yàggul demoon naa ci benn Desrafe bu wetu yaakaar naa Chara Jimi la fee si gannaaw ma tasanteeg ay jigéen mu ngi expliquer duñ leen doon identifier si cadre benn projet buñ doon def si coronavirus bi ak dimbale jigéen yi comme waa Mazef li ñuy def ñi identifier di waxtaan ak jigéen ñi mu expliquer nu par exemple problème am lan la doom yi amuñu këyit ma ni ko lu tax sa doom yi ay jànq lañu amuñu këyit ñoo ngi am 16 ans 15 ans ñu mag ñi mu ni seen papa dafa teqale ko ak man léegi dafa bañ ñëw defar këyit yi xam nga lii violence a ngi nii nag parce que bii violence moo nar a impacter futiru xale yi xale buy jàng amoo këyit doo mën a def concours doo mën a def brevet doo mën a def bac doo sax mën a voyager génn Mauritanie rek nga fii nekk si suufu Mauritanie rek ngay nekk lii léegi je pense que problème bu mag la te jigéen yu bare ñoo ngi koy dund jigéen yu bare suñu demee ba am problème seen biir kër ñoom ak seen njaboot ñoo koy dund góor ji day dem abandonné leen la preuve comme gis nga kii dem voilà na feneen abandonné man je pense que le droit le plus absolu mooy këyit acte de naissance nga defal ko sa doom parce que ak devoir ak yelleef la voilà mais ngay xeex ak yaay donc pour fayonteeg yaay nga bañ defal leen kayit te gis naa ko plusieurs fois ay parents yu bañ defaral seen doom yi kayit nii wax ñi Mauritanie ñu bare amuñu kayit c'est juste à cause de ça lii bokk na ci lu ma gis la sama bët te gis du benn du ñaari yoon may dégg ay nit yu may nettali genre problème yi gis nañu tamit ay jigéen yu nga xam ni ñoo ngi woon seen kër problème mujj na am ak seen borom kër génnee leen ak seen njaboot ci biti si kër gi te amuñu fu nu dem te yaakaar naa ne jigéen su demee ba njaboot ak góor am 5 bant 4 bant ak 2 bant lu mu munti day jigéen boobu suñu demee ba egg ci xaadi war na jox jigéen bi ay droit am mais malheureusement corruption tamit daf fi am corruption am na suñu eggee ba si xaadi da ngay gis xaadi bu jox góor dëgg génne njabootam ci biti génne jigéen bi ci biti loolu c'est parce que corruption la parce que suñu jaaralee yoon sharia mayul jigéen mu génn ak njabootam ci biti pour mu indaat encore beneen jigéen nar ko violente même chose loolu gaa moom xëy na gisaguñu ko gisaguñu ko jaxaran mu di xaadi ba nga xamante ne day jàppale góor ci mu génnee njabootam ci biti mais gis nañ fi ñi nga xamante ne ba dañ leen di traîner ba jigéen bi mi ngi la doon wax léegi si élément bi neen la xaadi 100 ans voilà waaw dans ce cas précis yéen lan moo ci seen taxawaay
waaw comme s'entend parce que xam nga xëy dem ak ñëw dem ak ñëw tas sëy dafa yombul te dafa diis xëy na ni ñu ko mën a defee rek mooy ñu def ba couple bi juboo ci jàmm mais yaakaaruma ne couple bu xas ba am ñagas-ñagas juboo dina fa am yéen lan moo ci seen taxawaay exact yéen ñun suñu taxawaay mooy defar cadre juridique ñun duñu ay policier wax nga ne ñun xam nañu du ngeen ay policier waaye war ngeen am taxawaay ba nga xamante ni moom laa lay expliquer nii c'est-à-dire que cadre juridique bi pour boo xam ne dafay xeex violence à l'égard des femmes kooku bu ñu ko tegee ba ñu voté loi boobu mais boo gisee projet de loi bi forme yi yëpp mi ngi ci forme bëri na fi ay projet de loi yu ñu voté te gisuñu lenn lu mais léegi kooku beneen affaire la xam nga léegi par exemple lépp loo gis rek il faut nga teg cadre juridique bi ba pare bu fekkee loi bi voté nañ ko ba pare ci ngay mën wax est-ce que yow mën nga résoudre ce problème wala mënoo ko résoudre parce que amul punition loi bi bu fekkee kenn voté gu ko kenn du mën sanctionner kenn donc voilà parce que doo xam foo koy teg pour nga mën sanctionner nit yow ca 1960 ba léegi yéen amu leen benn loi ba nga xamante ni tey jii dina protéger jigéen bi nga xamante ni jëkkëram abandonné na ko maanaam borom këram abandonné na ko ak njabootam mu toog di souffrir gis nga ndaw si lu mu wax te bëri na fi du moom mi rek bëri na fi ay cas yu ni mel yéen waa Mazef lan moo ci seen taxawaay 1960 ci bu ñu xaaral sampee suñu réew ba léegi kooku du liggéeyu Mazef kooku liggéey juriste waaye Mazef dina ci am na ci part de responsabilité te dina ci am taxawaay léegi nga def la part des choses dafa am partie boo yéen xam lan moo ci seen cër waaw mooy li mu lay wax rek ñun médiation sociale la ñu def familiale ñu def loo xam ni mooy instaurer le cadre juridique jël jigéen ñi jéem leen protéger ci wàllu koom-koom c'est-à-dire jox leen ay financement ba ñu mënal seen bopp c'est-à-dire que aspect économique et social yooyu moom mooy liggéeyu Mazef lu si des nag ay violence ça c'est pénal c'est des choses yoo xam ni ça ci juridiction yi la dépendre te loolu je crois que am na yeneen procédure yoo xam ni ñoom ñoo ko war régler mais du Mazef moo koy régler ku nekk ak sa liggéey il faut nga def part des choses ndax yéen di ngeen lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu yoon exactement léegi pour le moment bu fekkee par exemple jël nañu benn couple boo xam ne dañu nekk en conflit ñu jéem ñu wóor ñu ko góor ki dafay maltraiter jabar ji par rapport ak li ñu dégg ñoom ñaar li ñu wax bu ko defee du dossier yooyu duñ ko traîner dañ koy jël jébbal ko police comprendre nga mu def suivi bi c'est-à-dire que ñun suñu médiation am na foo xam ne bu fa eggee dañu jël pare nañ ci mais dossier bi mën nañ ko jël ñu jébbal ko police après mu am beneen procédure bu mu jël boo xam ni ça sera certainement pénal ba tey ci li nga xamante ne moom mooy wàllu problème xëy na du ñu fi toog rek jël débat bi yëpp def ko ci problème yi nga xamante ni góor ñi ñoo koy def jigéen est-ce que dina am yenn saa yi ngeen jot ay cas yi nga xamante ni jigéen ñi ñoo koy def te sànq doon naa la bëgg laaj ci financement yi ndax ci suñu reportage bu mujj bi am na ki ñu njëkk laaj nee na am na ci problème yi nga xamante ni day fekk góor gi yorul dara day naqadi deret est-ce que tamit du ngeen dimbali góor ñi ci ñu xool ni ñuy saytoo kër yi yenn saa yi tamit loolu yëpp xam nga pour jéem wàññi problème tuuti da ngeen war a ministre da ngay jël intitulé ministère des affaires sociales de l'enfance et de la famille donc le plus souvent c'est-à-dire que ci wàllu jigéen ñi xale jigéen ñi ak xale góor yi sax yu tuuti yi ak jigéen ñi ci la ñu ëpp lu ñuy kii boo gisee Mazef mu ngi dimbale góor ñi parce que buy dimbale jigéen ñi pour seen wàllu koom-koom mën taxaw c'est que c'est indirectement. waaye am na ay góor yi nga xamante ni tey fi tey bëgguñu jigéen di xëy di génne seen dépense wala yor seen ndax comme ni ko Wolof Njaay di waxee. ku ëmb sa sànqal yor sa kàddu. tamit waaw kooku dëgg la mais góor ñi par exemple ñoo xam ne ay handicapé physique lañu. Wala mental. ñooñu te ñu am ay njaboot. au préalable ñooñu Mazef daf leen di dimbale day jël ay financement di leen jox day jël aussi lu ñu tuddee cash transfert ñooñu ils rentrent dans le cadre du genre handicapé yi voilà ñooñu dañ leen jël en charge parce que ñoom mënaluñu seen bopp donc ñooñu dañ leen jël en charge mais bu fekkee par exemple d'une façon générale da nga jël góor ñoo xam ni dañu am problème économique wala yu mel noonu kooku am na yeneen kuréel yoo xam ni ñoom ñooy loolu mooy seen liggéey par exemple pour saytu
le taux de pauvreté de la Mauritanie, les ménages qui sont vulnérables am na ay yeneen kuréel du ma tudd seen tur yoo xam ni loolu mooy seen liggéey pour jàppale góor ñooñu ngay wax comme ni nga wax nii ñu def benn parenthèse est-ce que di ngeen jot ay góor ñi nga xamante ne dañuy subir violence yi nga xamante ne mi ngi tukkee ci jigéen ñi waaw am na gis nga jigéen ñi dañuy sonnal seen ay am na ay jigéen yu sonnal seen jëkkër ba pare ñëw di boole foofu waaw ci litige familial léegi bu ñu dégloo góor bi ci ngay xam ni ku góor ki léegi jël bagaasam daw rek ban xeetu sonal lay doon noonu ba góor gi di sonn ba ñu koy ràññee ni sonn en général lépp lu ko jëkkër bi sant du ko def est-ce que tu vois day maltraiter les enfants du leen toppatoo yow nag mënoo nekk sa kër ngay dem di wuti dépense ak yu mel noonu boo ñëwee sa kër doo lekk alors que bàyyi nga fa dépense wala du togg lu ko neex bëri na loolu bëri na am na fi lan moo ci sa xalaat Aminatu ci mbir mi ni mel tam ñun tamit xëy na am nañu sikk ba nga xamante ni ñoom xam nañ ko waaye lan moo ci sa xalaat parce que ay nit lañu nit bu nekk am na ay défaut am c'est vrai am na ay jigéen yu nga xam ne respecté wuñu seen borom kër respecté wuñu seen propre foyer donc loolu yëpp mën na indi mu def pression ci góor gi bi nga xam ne dootul mënati xam fu muy jublu mën na ko sonnal même si affaire liggéeyam mën na ko yàqal si liggéeyam donc loolu yëpp la ndax gis nga famille c'est l'homme et la femme et les enfants c'est toute une composante fan nga yaakaar ne fan lay équilibre bi di féete équilibre bi daal mooy nit yi déjà dañu war nekk tolérant respecter seen bopp il faut que mu am ay principe yu nga xam ni si la ñuy demee ndax su amul principe amul base loolu day tax famille du mën a dem il faut que mu am respect tolérance yëpp mu nekk mutuel dégg nga léegi nag àddina dafa doy waar dafa tëradi jigéen dafa war tamit jug liggéey waroo jug rek waroo toog di xaar sa jëkkër indi parce que léegi àddina dox na dox bi nga xam ni dafa metti jigéen dafa war a liggéey góor war a liggéey même pour ngeen mal dimbalante parce que aspect économique bi nag mooy indi yëpp mooy indi stress bi su xaalis amul da ngay stressé donc c'est normal sa doom feebar amoo loo ko fajee sa jabar feebar nga nar di taxawaalu fu nekk di toltalaan fu nekk loolu yëpp xam nga aspect économique bi la ba tey ci seen wàllu taxawaay est-ce que dina leen dikkal yéen tamit yenn saa yi ngeen di def lu mel ni sensibilisation ngeen sensibiliser jigéen ñi ci ñu xool naka la ñuy fàggandiko wala naka la ñuy fagaroo ba li nga xamante ni moom mooy xeetu violence yëpp bañ leen dal. effectivement loolu am nañ ci programme bu am solo sax boo xam ni am na benn direction boo xam ni nañ ko tuddee direction de la promotion féminine et du genre. ñooñu loolu rek mooy seen liggéey sensibilisation des femmes sur tous les aspects nag. que ça soit aspect violence que ça soit aspect de travail aspect économique bi. ak aspect yoo xam ne aussi nan lañ jigéen war taxawee ci société ba amal njëriñ société am yooyu aspect la yoo xam ni sensibilisation yu bari am na ci. ak aspect encore pour ñu dugal seen ay doom yu jigéen yi ci école. ñu jàngal leen au moins jusqu'à l'âge de 14 ans. balaa ñuy bàyyi fekk mën nañ bind. ak mën nañu lire yooyu yëpp ay xeetu sensibilisation la yoo xam ni effectivement Mazef ma ngi koy def. yéen loi bi nga xamante ni moom mooy coow li mbambe ci biir réew mi dafa doon la nga xamante ni seen inspiration bopp la jigéen ñi wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy kuréel yi bañkat yi ñoom ñoo toog ku nekk ne poñ bi dañu ko war a def ci loi bi poñ bi ngir sàmm ak yelleefu jigéen ñi wala dafa doon la nga xamante ni da ngeen ko jéggaani ci tubaab bi ndax tamit coow li mooy li ci ëpp dañu ko jéggaani bokkul ak li nga xamante ni moom la ñuy dund fii. nga xam nga mettit jógewul si mettit amul tubaab amul couleur amul religion amul xeet mettit daal su taxawee mettit la ku nekk koy sentir ku nekk moo xam lu nekk ci xolam mettit suñ la dóoree sa yaram yaa koy yéeg suñ la defee lu la metti sa biir xol yaa koy yéeg tamit bañkat yi ngay wax ñi madame Zeynabou Taleb Moussa bokk na si ñu proposé projet de loi bi ma koy nuyu de passage donc ñoom ñoo si gënoon xeex parce que moom ça fait plus de 20 ans mi ngi ci domaine bi avec tout ça donc xam nga méttital jigéen yàgg na Zeynabou Taleb Moussa macha allah elle a plus de 20 ans d'expérience moom ak Aminata Mintal Mokhtar donc jigéen yi yëpp di xeex
pour jigéen nu jox ko cëram nu jox ko àqam ak surtout xale yi jigéen yi mu ngi doon waxu jàng man je pense que jàng ba 14 ans xale dafa war a jàng ba mënal boppam dara parce que ba 14 ans nga bàyyi tamit loolu tamit daf la nar indil beneen complication sooy wut liggéey surtout que léegi wutum liggéey bi yëpp si këyit la il faut nga am diplôme. c'est nga tënkal ñu rek li nga xamante ni moom mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la ñëpp war a taxawoo muy Mazef muy man muy kii muy keneen nan la ñu mën a taxawoo ngir dakkal li nga xamante ni moom mooy mettital yi ñuy teg ci ndoddu jigéen yi. ndax li ñu cërale woon ci waxtu mi ngi. donc maanaam Léna donc maa ngi lay gërëm ci question bu mujj bi surtout c'est très important. Parce que léegi lu ñu desee mooy sensibiliser la communauté mauritanienne la société mauritanienne. Parce que muy góor di jigéen dañu war xam ni violence dafa war dañ ci doomu aadama parce que amul benn xeet boo xam ni dana nangu ñuy mettital góor wala jigéen surtout jigéen ñi sensibilisation bi nag dafa war nekk un combat boo xam ni dañ koy porter à tous les niveaux. Au niveau des députés. jigéen ñi seen bopp ñoom ñoo war njëkk jël flambeau bi. xeex loo xam ni ci ñoom la métit bi ci seen kaw la tegu. waaw amul benn mu bañ am ay connotation politique wala ay yeneen connotation yoo xam ni. moo lay permettre ngay def ngay opposé wu fekk tegoo ko ci yoon. donc yooyu sensibilisation bi dafa war nekk au niveau parlementaire d'abord. les femmes parlementaires. ñoom ñoo war njëkk porter combat bi dugg ci biir réew mi jël seen ay oto di sensibiliser gox par gox. jërëjëf Aminata looy tàggoo mbokku téléspectateurs yi vu que ni wax nga ne projet de loi bi bëri na ci la nga xamante ne ay rumeur lañu yéen lan ngeen taxaw ngir démentir mbir yi nga xamante ni moom mooy poñ yi nga xamante ni ñoom la ñu gën a fësal ci réseaux sociaux yi. nga dëkk ñaale ci tàggatoo bi ak lépp ndax émission bi jeex na. gis nga réseaux sociaux yi la lépp di am. rumeur yi. te rumeur yi yëpp si réseaux sociaux bi la jàll parce que nit yi dañuy partager. donc yéen lan ngeen def pour ñun lan la ñu def ñun tamit dañuy def ay publication pour wax ni lii nu wax du dëgg lii moo am. xoolaat leen partager copie PDF projet de loi bi. partager ko ak plusieurs groupes ak jigéen ñi ak partager ko sur les groupes WhatsApp pour nit yi xam ni que lii nu jàng ñoom seen bopp nu xool ndegam li ñuy wax li ak lu nu bind li est-ce que benn la. dégg nga léegi man lenn laay dañu war dellu ci éducation. nañu delluwaat ci éducation de base éducation ci biir kër ñi. xale yu góor ñi dañu leen war a éduquer ak seen morom xale yu jigéen ñi. ba nga xam ni dañuy respecter ku nekk respecter moromam ku nekk xam ni xale bu góor. nit bu nekk sa doom bu góor da nga ko war a xamal ni sa rakk bu jigéen bi da nga ko war protéger. waroo ko gaañ. muy sa rakk bu jigéen ci mbedd wala ci biir kër gi. muy ñëpp ñi nekk ci kër yi ndax violence tamit dina jóge ci yenn papa yi jëm ci seen doom yi ñu jur dina jóge ci mag dem ci rakkam dina jóge ci borom boutique ba ca koñ ba dina jóge ci di wax ne mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen àndoon ak seen télévision El Mauritania di leen wax ne saa yu ne nii la fiy demee dibéer bu jot benn ci kàllaama yi dina ñëw indil leen benn waxtaan ba nga xamante ne day jëriñ askan wi waaye it day yee askan wi mënoon nañu am beneen invité ba nga xamante ni islamologue la waaye yàlla ak jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla moo weddi xëy na dinañu ko gën a mën a yaatal incha allah ci suñu yeneen i jotaay di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci caméra yi ki nga xamante ni moom mooy kan Mamadou ak kii di Xaws ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi Mamadou Gueye moo nekkoon ci coordination bi fële ci kaw di jaajëfal ñoom Mouhamed Lamine ak képp ka nga xamante ni jàppoon nga ci xarala bi ba mbir mi di émission bi tey ji mën a sotti di leen jaajëfal yéen ñi toogoon di ñu seetaan di jaajëfal sama ñaari invité yi Aline Niang ak Aminatu di leen jox nag yéen mbokku téléspectateurs yi dig daje ba beneen dibéer incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen xar kanam ak beneen waxtaan jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amanillah